Chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, chers bokki talibés ici présents et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux dans le monde. Aujourd'hui, nous procédons à l'ouverture des journées Abdullah wa Khadim Rassoul. Nous sommes aujourd'hui à la 8e édition. L'importance des journées Abdullah wa Khadim Rassoul n'est plus à prouver dans la diffusion du savoir et des enseignements de Serigne Touba. C'est un appel de l'islam, un drame. Aujourd'hui, nous allons commencer cette journée par un séminaire intitulé Entre héritage et transmission, la valorisation du patrimoine que Serigne Touba nous a légué. Ce séminaire sera présenté par l'éminent chercheur Serigne Abo Kébé, dont les recherches portent sur les œuvres de Serigne Touba et de l'islam en général. Ensuite, nous aurons une contribution qui sera faite par le sociologue Omar Ba, qu'on ne présente plus. C'est un brillant universitaire, un conférencier connu, dévoué à la cause de l'islam, et il est en même temps directeur de publication du magazine Khidma. Ensuite, il y aura à l'issue de cette conférence un débat avec des questions et réponses dans le cadre de cette conférence. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp, jiital ci nuyu bi ak ziar bi njiiti daara ji day ko ci seen directeur imam Sango
sëñ Imam Boussori nii ak Cheikh Souleymane ak mbokk yi mu àndal daara ji di taxaw liggéey yu am solo yi di leen ñaanal bu baax a baax liggéey sëñ Tuubaa bi ngeen sembu di ko ànd ak ñun at yëpp yàlla defal leen ci te defal ñu ci tawfiq ak qabul ndax qabul rek moo jara ñaan innama yataqabbalu llahu min almuttaqin képp ku yàlla nangul benn jëf ak yow ma nga doon soxal seet na ndax dafa ne la certificat ne la yow ragal nga ma te ku ma ragal bokk nga ci awliyaullah ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun alladina amanu wa kaanu yattaqun comme ñoo ñooy awliya ñi ko ragal kon yàlla nañu yàlla liggéey bi ñu liggéey Sëriñ Tuubaa xamee ne liy solo mooy tas am njàngaleem nafaraat ak gis-gisam ak yoon wu ñu rëddal yi génnee at mu ne di ko jéem a jàngat di xool ñu nit fuñ ci toll ak luñ ci mën a jariñoo danañ ko yàlla defal muy nangu liggéey bu ñu nangu Cheikh Saliou mi nga xamee ni it lii lépp moo ko waral ndax moom la yàlla jaral Sëriñ Tuubaa jaral ko ba ci sëñ Imam Sango mi ñëwee wax ko liggéeyu lislaam bu am solo bii xoolul seeraay baag alal ja cay dem waaye ëllëgi lislaam ba ci xool ne ëllëg lu bari man naam danañ ci jaare dugg ci lislaam mu doon loo xamee te yàlla daf yonent bi dafa ne la an yahdi allahu bika rajulan waahidan xayrun min humrin naam mooy xaside yi nga xam ne moom mooy patrimoine Sëriñ Tuubaa mooy héritage am mooy li ma fi bàyyi nan lañ ko war a jariñoo ak nan lañ ko war a tase lan lañ ci jot a defagun ak lan moo ñu manqué ak fañ war a jëm loolu la nañ war a moole mindi sëñ bi nañ ci war a liggéeyee ba àdduna bépp xam ko kon laaj na ñu xam héritage boobu wala patrimoine u Sëriñ Tuubaa boobu mooy lan njëkk ko définir wax ci jamonoy Sëriñ Tuubaa lan la ci sëñ bi jëmmi boppam ci wàllu dajale ko ak tas ko lan la ci sëriñ bi jëmmi boppam jot a sottal sëriñ bi moom luñ koy fonkal ñun ñoo ko fonkalal waaye moom lim fonkalal boppam mooy li nga xamee ne nee na ci lay liggéeyal yonte bi aleyhi salaatu wasalaam nga xam ne wali wu ne yàlla dana la jox karaama lu mu la terale muy li gën a rëy gis nañ yonent yi am na ñoo xamee ne seeni mujizaat mooy waxloo garab yi ñi waxloo njanaaw yi wala xar géej wala lu ne yonte bi aleyhi salaatu wasalaam li ko yàlla jox mooy téere bi yàlla bi comme Sëriñ Tuubaa mooy ki doon yonente bi alayhi salaam karaama mujiza bi ko yàlla jox bi jox sangam ba sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam dafa niroo ak karaama bi ko yàlla defal muy liggéeyal yàlla ci ay kàddu parole comme ni nga xamee ne yàlla dafa wàcce kàddoom jox ko yonente bi alayhi salaam war ko ci liggéeyal ci mbindeef yi kii it noonu la ko yàlla terale ci kàddu yoo xamee ne ci lay ay mbind la kon mbind yooyu nga xam ne yii lu aju ci diggantam ak boroomam la ci màggal ko rëyal ko tagg ko jox ko ab cëram tuuti na ci màggal ko yàlla ci jëmmi boppam moo ko njëkk ñaari Sëriñ Tuubaa taxawee yàlla moo ko njëkk a déclaré moo ko njëkk ne ko wa innaka la ala xuluqin azim moo ko waxit inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman te loolu mooy booy xool mooy salaatu ala annabi ak madhu al amdah loolu booy xool xasida yi li ci ëpp foofu lay dugg gannaaw liy màggal yàlla yeneen yi di ay njàngale yoo xam ne day wan nit
digganteem ak yàlla relation digganteem ak yàlla muy sharia wala digganteem ak mbindeef yi wala ay jikkoom yu baax wala leen muy ay njàngale ak i dénkaane ak yoon yoo xam ne ak yenn yi di wax ci yoon ki bëgg a jug dem ci yàlla mu lay wan yoon wi di la wax ni nga war a comporter ni nga war a jaar ba àgg ci yàlla kon mooy mbindi Sëriñ Tuubaa li aju ci digganteem ak yàlla li aju ci digganteem ak mbindeef yi li aju digganteem ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam li aju ci ni muy wane yoon wi yooyu yëpp buñ ko boolee mooy mbindi Sëriñ Tuubaa loolu la wax ne foofu la sama mbóot nekk mooy li ma gën a rëyal ndax lu ma am ci yàlla ci yonent bi laa ko amee ci liggéeyal ko te lii mooy liggéey bi ma liggéeyal yonent salaam kon mooy li gën a kawe xasida yooyu kon mooy ndono loolu ndono li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ndono loolu it sëriñ bi muy dundam gépp booy xool ci période bi mu ko bind période bu yaatu la lu dalee daanaka ne bis ba mu njëkk a tàmb daanaka mën nga ne xasida yi mu njëkk a def lu weesu daana bind ci jamonoy baayam waaye mbind yooyu daanaka duñ ko mën a jàppee ay xasida comme lim tuddee liggéeyam bi nga xam ne xabilta lii min assasine li bal sasin dañuy jàpp ne assasine donte la ko jiit daana bind waaye liggéey bi dëgg foofu lay tàmbale kon ci période bu ñu doon wax liggéey boobu mooy loolu mu def liggéey boobu mi ngi tàmbale ci assasine ba ci wam sasin xanaa muy ay ñeent fukki at ak nangam ci ak dundam ñeent fukki at ak juróom benn ci loolu kon xam nga ne quantité bu yaatu la ci koo xam ne nee nañ bu daan bind day bindee xaal day bind sax am na ñu koy fekk ci yenn xaal yi day mel ne sax du nit mooy bind ne dañuy fekk lu baree bari ci ay jëmmam di bind moo tax lim bu yaatu la boo xamee ne du doon lu xam naa dañ ko wax ci biir bi nuñ ko war a dajale nuñ ko war a tase day ñëw ci kanam waaye dëgg-dëgg dajale lu toll noonu ci koo xamee ne yaakaar nañ ne nga xam ne li ñuy wax yaakaar naa mën nañu indi ay preuve scientifique mooy nit ki ëpp lu mu bind nit ki ëpp lu mu bind ndax yëpp li ñu gisoon ku bind ñaari tom ku bind fukki tom ku bind ñaari fukki tom waaye koo xam dañ naan nag àgg na ci loo xamee ne kenn mënu koo wax te toujours ngay gis lu bees lu am mooy diire bi diggante si mu ko produire daa yaatu lool ñeent fukki at ak lu teg nan la ko daan defee sëriñ bi ni bindikat yi am na loo xam ne sëñ Xaadim Silla docteur Xaadim Silla nekkoon na fi daana fi jànge moo ne ka ko daan jàngal alxuraan wax na sëñ ba Silla moo ko nettali te bokkoon na ca mag ña na daan bindal sëñ bi mu ne sëñ bi xaside yi ni mu ko daan bind dafa mel ne léegi-léegi ay ilham yu koy dikkal la du caagi ne tartib bi ñu gis nii am na ci yoo xam ne tartib bi ni mu toftalante woon nii la waaye am na yoo xam ne nag toftalante woon noonu lu ko daan dikkal la bu ko dikkalee mu jékki-jékki ci aw këyit bind lu bari ci yàlla ñu ne ko yemal foofu mu jékki-jékki ne ko defal liggéeyal yàlla waxal ci yonte bi loolu la ko inspiration mais inspiration la koy tubaab bi waaye la koy dikkal ko digal ko mu def ca lee mu def ca lii ba caag leneen dikkalaat ko def ko lii bu ko defee benn këyit wi lii day wax ca lee lii di wax ca lee lii di wax te moo tax daan jël digal kii ne kon lii nañ ko booleeg lee lii nañ ko booleeg lee nii boo ñu ko boolee mu nekk xasida nangam kon dafa mel ne loolu sax xaw naa niroog tuuti alquran ci nuñ ko xaw a dajalee tuuti waaye nag loolu nag lu xasida yëpp yenn ci xasida yi la bu ko defee ñi mu daan liggéeyloo alquran nga xam ne mooy nit ñi gën a sell yaakaar naa mi ñu toog fii léegi wax nañ ko ci biir ci daare kaamil léegi yooyu ñooñu la daan liggéeyloo ci xasidaam yi ndax xasidaam yi moom nee na lu leer gu jógee ca kaw la ca kursi yi am na ay bayit yu mu ko waxee ñëw ci moom rek mu liggéeyal ci instant mu yëkkati ko delluwaat ko kon moo tax ñu sell la ci daan wóolu ñu ko ci liggéeyal ñu mel moom mooy xuffaas yi nit yi alxuraan yi ñoo ko daan am na ñoo xam ne ku mel ne sëñ Masamba daana ko ci binduloo gi ak ci njàng mi ci yëkkati gi ndax sëñ Moussa Sali am na lu ma ci nettali ci mag ñi njëkk a tàmbalee yëkkati am na sax ñu naan sama moo njëkk a yëkkati loolu dégg naa ko ci waaye am na bi may sëñ Moussa di nettali dafa ne ma ñoom sëñ Ibra Buuba Fall fan la xisa bi nee na ku dëkkoon ci wetu God la ci wetu Thiès daan def sëñ Masamba mag ñi ñu ci bari sëñ bi leen digaloon ñu bàyyi dox bi
te toog sëñ Massamba nag mu ne ko yow man ngaa di wër fépp wuutu foo dem man nga mel nga sama jëma fa teew moom mooy nekkoon kon ma ne ambassadeur sëñ Tuubaa daan dem fépp ci wër googu mu doon wër la dem ba dem ci Thiès ci wetu Thiès tudd xam naa god yooyu gis fa Ibra Buuba Fall moomu muy jàng-njàngi wolofal di yëkkati waaye njàng mi neex loolu yéem ko mu ne lii de sama sang ba ko déggoon dana ko neex daan na koy laaj ne ko te ngaa ñëw ñu ma gis la ko kooga nangu mu yóbbu ko am ko fa yóbbee xisa bu xaw a gudd la demee bañ jël seen temps waaw ci noonu daal kooga ba mu demee toog fa far sëñ bi di ko jàngloo da koo jàngloo mu dégg njàng ma neex lool sëñ ba bëgg ko lool léegi njàng mu amati léegi sax danaan léegi sëñ bi moo naan ko demal barab sàngam taxaw fa déglu dana am lu mu fay dégg lu xam lu mu doon mu ne ko la nga dégg mën nga ko mu ne ko waaw mu ne ko defal mu defee nañ daaj yi ci ëpp yoo xamee ne xamuñu cosaan la sëñ bi daal koy yebal fenn mu dem déglu ñëw jël kàddu yi kon mag ñi sëñ Massamba liggéeyal na ko ci ak ñeneen ñoo xamee ne daa nañ ko liggéeyal ci dajale xasida yi ak bindi ko ak di ko tas waaye lii nga xamee ne ñu bari ñuy wax ci histoire nan lañ dajalee xasida yi yu bari dañ koy tëb mooy xasida yi jëm boppam móol gi ak tas gi mooy l'universalité mu dem ba tas ci àdduna bépp ci jamono yi sëñ Tuubaa la amee yor naa fii ay document maa ngi doon wax sëñ Souleymane nañ ko móol léegi ba pour ma wane ko diiwaan yuñ móolee Madina Munawwara ak diiwaan yuñ móolee Égypte boo xoolee fii ci mën na leen ko wan ay diiwaan xam naa ne bu fekkee ne tey férié la xam naa duñ ko mën a imprimer waaye ku ko soxla mi ngi nii bii mooy diiwaanu waa lim bi yónni woon ba ulama ahli Madina biñ jaaxlee ci fitnatul wahabiya sëñ bi yónnee ne ñaari xasida yaa ngi nii gis nga ki ko móol sax mi xuququ tabi mahfuza li Muhammadin al Jilaani al Madani kooku moo ko moo doon ca Madina ku tudd Muhammad al Jilaani al Madani def nañ ci tur weeg yëpp nga xam ne lii képp kuy def recherche scientifique mën ngaa jël kii def say recherche bañ indi la bu lu wér fa mu nekk bi dee bi ñu moolee Égypte moom comme ni ñuy mool moderne yi lañ ko def wax fañ ko mooleeg ka ko mool ak lépp mi ngi nii waaw bi ñu moolee Égypte benn sharif bu tudd sharif Mawlaay Ahmad ibn Cheikh il Kaamil Qutbul Waasil Mawlaay Abi Bakr Tibr nga xam ne mas naa la ñu ne famille buñ fa xam la nee na bi tawkiil Muhammad ibnu Amr Barrada ak taajir bil faxaamayni bi Misra daane les droits de kii xuququ tapi mahfuusa li sharif il mazkur sa def at mi def ña ko def lépp adresse yi nga xam ne ku ko bëgg a xam ne fii lañ ko defee muy ab bii te yemu ci bii dafa def bibliographie ñoom liñ mas a móolul sëñ Tuubaa lépp indi na ko fii taxawal am na fu mu ko benn page boo xamee ne leeral na fi ñoom liñ mas a móolal sëñ Tuubaa bokk na ci kitaabun nasihatul mutaallim wal aalim jawaabun shaafin min qaa'inihi ila saa'il wa ila jamii amthalihi mimman yad'uuna allaha tabaraka wa taala diyaafatul quddus aleykum salaam wa rahmatullah après naa leen ko jox rek ngeen xool leen ko monté diyaafatul quddus haakum wasiyatun taduumu naafi'a tarbiya abyaatun yuridu biha islaaha man qablahu jawaahirun nafisa yaaxuutatayni xaalisatayni yawaaxit nafisa duunakum maa bihi tafuuzu abada amal jawaabu lu gudd la yooyu yëpp ci benn diwaan bi yeneen téere yi nga xam ne joroon nañ koo móol ci jamono yi sëñ bi tamit yoo xamee ne même ñii ñoo ko móol wala maison bii mooy bokk na ci nee na i'laanun an bayaani ma tubi'a min mu'allafaati al-mu'allifi xafidahu llah ala nafaxati sharif al-aarif billah mawlaaya ahmad ibn cheikh ibn abi bakr at-tibr majmuhun fihi sab'u rasail awaluha magaaliqu niiraan nasihat mooy li ma doon lim léegi nee na lii mooy bibliographie liñ mas a moolalandi gun sëñ bi wax na bi ci njëkk mooy benn majmuha boo xam ne juróom-ñaari téere moo ci nekk mooy yi ma doon tudd léegi ak saadatu tulaab mool nañ ko masaalikul jinaan jawharu nafis ak wasilatu rubuux jaalibatul maraaxib
majmuhatul xasaayid boo xam ne mi ngi tudd nihmatu rabbil alamin fi xidmati xayril alamin ak majmuha boo xamee ne bi ci jiitu mawaahibul xuddus ak naxju ak munawwir sudur ak beneen majmuha boo xamee ne tazru sigaar ak xasida bu ñuy def ci ay mooy xuqal buka ak xasidatun tusamma madlabu shifa ak al wirdu maaxuus ñaa mi ngi tudd al xizbu rafi ak majmuha boo xamee ne it yeneen téere ñetti téere ci nekk taysirul asir mafatihul bashir fathul ghaffar yooyu ca lii at miñ ko móol mooy année 26 kon année 26 ki ma jox lii may copier ko ci moom yor na yeneen diiwaan yoo xam ne mu jotuma ko woon a copier nga xam ne yii yëpp yu original la yañ moolee Égypte année 20 non du ma xool 20 année bi mu def 1344 mooy de def na 1344 def 1926 boo demee ci beneen majmuha boo xam ne sëñ bi waxal boppam moom majmuha sëriñ si la maa ko yor sëñ bi nee na waa Madinal Munawwara day bañ moolee sama téere yi ba indil ma ko dañ cee boole benn téere ne ma téere bii de dañoo xool lépp luy wax ci Yonent sallallahu alayhi wasallam di ko tagg gisuñu fi benn luñ mën a comparer wala lu ñu mën a méngale ak sa téere yi ngay def ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ci màggaay lu dul bii de lañ foog nee na biñ ma ko waxee ma ne ah sëñ bi xam na li muy liggéeyal yàlla ne dara tolluwut ak moom nee na ma ne naa ko laaj yàlla naa laaj yàlla ba xam ñoom lañ wax nu mel nee na bi ma ko waxee rek ci saa si ku tudd Malle Kanji liñ bind nag ci arab kaj ji lay ñiru waaye xam naa mini mag ñi Kanji ñëw jox ma kaamil ne ma sëñ bi de lii maa la ko jox addiya ngir yàlla sëñ bi daal ne man bu ibbee kaamil bi xët bi mu njëkk a ibbi ci wetu ndeyjoor bind wi ci mujj suuf wi ci mujj mooy tontu li nee na bu nga ko ibbee fekk ci fa sabbih bi hamdihi wa kafee bihi bi dunubi ibadihi xabir basira mooy yow daal saxal di sàbbal yàlla rek ndax yàlla daal xam na jaamam yi ñi nga xamee bakkaar yi jaam yi def daal xam na ko léegi loolu dégg ci laay woo waaw lu sëñ bi wax nee na waa Madina day wax nañ lañ xalaat ak lañ foog yàlla nag wax na yàlla li mu wax dafa ne li def sa diggante ak mbind moom ñu lay comparer sa mbind day mi ngi mel ne jëf joo xamee ne dafa boole lu araam ak lu sit ak lu jamaha bayna al xaraami wal makruhi wal laghwi wal laa'ibi nee na jëf joo xam ne dafa boole lu araam lu ñu sit ay caaxaan ay larax nga koy comparer jëf joo xam ne lépp subhanallah la walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah daane lii la ma yàlla tontu kon anecdote boobu li ñu doon wax rek na mooy sëñ bii moom ci jamonoom moom ay mbindam mooy patrimoine am bi ñuy waxtaane tey jii jàpp ne ci fii dong la yam moom demoon na ba tas ba àgg ci réew yi ci Madinal Munawwara ay Caire ci monde islamique bi. Cette conférence très élargie sur l'œuvre de Serigne Touba, comment répertorier et universaliser l'œuvre immense de Serigne Touba, la traduction, la transcription, la traduction en d'autres langues, comment mettre l'œuvre de Serigne Touba à la portée de tout un chacun, de tous les universitaires, de tous les chercheurs, démocratiser cette œuvre. Nous allons donc passer la parole à Seigne Omar Ba, qui va faire une contribution en complément à cette conférence. Ensuite, il y aura un débat qui sera ouvert sous forme de questions sur cette conférence et sur la contribution de Omar Ba, Inch'Allah. Nous vous remercions infiniment de votre sens de l'écoute. Alhamdulillah.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs musulmans, nous vous adressons nos salutations les plus respectueuses. Une salutation qui se résume par Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'entente de mon propos, je souhaiterais féliciter vivement Serigne Souhaïbou Kébé, plus connu sous le nom de Serigne Abo Madiana Kébé, pour le brillant exposé qu'il vient de nous servir sur la transmission du patrimoine que nous a légué Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et qui demeure à nos yeux le trésor le plus complet sur lequel notre monde peut s'appuyer pour aller de l'avant, sur tous les plans et dans tous les domaines. Serigne Abo, nous nous excusons d'avance d'écorcher votre discours car il nous a été chargé d'effectuer un résumé en français, ce qui n'est jamais facile, car en résumant, on prend deux risques. Le premier, c'est de dénaturer le sens du propos initial. Le deuxième, c'est de lasser les gens qui ont déjà écouté et compris ce que l'orateur a déjà dit. Mais la traduction s'adresse surtout à ceux qui ne comprennent pas parfaitement la langue Wolof et ceux qui nous suivent à travers Internet et qui sans doute, pour certains, ne comprennent pas cette langue Wolof. Avant de commencer, j'aimerais féliciter et remercier les organisateurs de ces journées Abdullahi wa Khadimou Rassoul, qui en est à sa 8e édition, si je ne m'abuse, et qui est désormais des journées qui sont désormais un rendez-vous incontournable dans la recherche sur l'œuvre et le message de Cheikh Khadim en France. Nous remercions également Serigne Bousso Bousso, ici présent, et nous nous excusons de nous exprimer devant lui. Nous devons exécuter un ordre, un digal, mais si ce n'était pas cela, nous ne prendrions pas la parole devant d'éminentes personnalités. Serigne Abo est allé très loin, un peu plus loin que la plupart des gens qui parlent du patrimoine que nous a légué Cheikh Khadim, parce qu'il a commencé son propos sur Cheikh Khadim lui-même. C'est-à-dire, il nous a d'abord expliqué le poids et le statut que revêt les Khassaïd dans l'œuvre de Cheikh Khadim. Cheikh Khadim qui dit lui-même « Karamati khattu yadi ». Mes miracles sont mes écrits. Nous lui attribuons beaucoup de miracles, mais le miracle qu'il a reconnu et qu'il a déclaré, ce sont ses écrits. Et il en est ainsi car Serigne Abo nous explique que tout ce que Serigne Touba a obtenu comme privilège, comme récompense, comme trésor, comme rétribution dans son existence, il le doit au service qu'il a rendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les Khassaïd, la plupart des Khassaïd sont orientés vers des azkar et des amdah qui s'adressent à Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc rien n'est plus signifiant aux yeux de Cheikh Khadim que les écrits qu'il a fait sur le prophète Mohammed et sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela nous montre l'importance que revêtent les Khassaïd pour Cheikh Khadim. Et ceci, Cheikh Khadim lui-même en vertu de ce poids que revêtent les Khassaïd à ses yeux, a d'abord commencé lui-même à travailler sur l'édition d'un certain nombre d'écrits qu'il a fait lui-même. Et Serigne Abo nous a expliqué, et moi je l'apprends parce que je ne le savais pas, que Cheikh Khadim en 1926,
Il nous a montré des visuels d'ouvrages édités à Médinatul Munawwara et à Misra, en Égypte, des ouvrages. Il nous en a cité beaucoup, des titres qui nous sont familiers, mais qui ont été édités du temps du cheikh lui-même. C'est-à-dire que la diffusion, l'édition et la publication au niveau international d'un certain nombre de Zahir. Donc c'est un travail qu'il a commencé lui-même pour nous montrer à quel point il nous est imposé, il est un devoir pour nous de continuer sur ce chemin-là. Et au rappel à Dieu du Cheikh, Serigne Abo nous rappelle que l'une des injonctions de Cheikh Al-Khadim était l'édification de la grande mosquée de Touba. Si bien que quand il a été rappelé à Dieu, si j'ai pu m'exprimer ainsi, vous excuserez les termes que j'utilise, vous comprenez sans doute ce que je veux dire, car il est bien certain que Cheikh Al-Khadim ne nous a jamais quittés, car il est éternel. Ce que je veux dire, c'est que quand Cheikh Mohamed Mustafa est arrivé au Khilafa, la priorité des Mourides était l'édification de la grande mosquée de Touba, qui était un digal, une injonction de Cheikh Al-Khadim qu'il fallait réaliser. Dans un contexte économique, social très difficile, marqué par la crise des années de 1929, marqué par plus tard la Seconde Guerre mondiale, un contexte difficile qui n'a pas empêché les mourides de se donner tous les moyens et de s'affirmer pour pour transformer en une réalité le vœu de Cheikh Al-Khadim qui était l'édification de cette mosquée. Donc, Serigne Abo ne nous dit pas que les Khassaïd ont été relégués au second plan ou ont été négligés. Non, il ne dit pas ça. Il dit que la priorité des mourides, c'était ça, c'était l'édification de la grande mosquée. Si bien que le travail de rassemblement, d'édition, de diffusion, de publication des écrits du Cheikh avait été quelque peu ralenti en ce moment-là. Et c'est sans doute ce ralentissement qui se ressent encore aujourd'hui. Mais il nous expliquera que du temps de Cheikh Mohamed Al-Fadl, je résume, hein, il en a dit beaucoup, mais Cheikh Mohamed Al-Amin Diop Dagana avait reçu l'autorisation, ou en tout cas le ndigal de Cheikh Mohamed Al-Fadl, d'aller chercher un peu partout où il pensait que des écrits du Cheikh étaient gardés, de les récupérer, de discuter avec ceux qui les avaient, de les recopier s'il fallait, et de leur donner sans doute peut-être quelque chose en échange pour pouvoir réunir les écrits du Cheikh qui étaient disséminés un peu partout dans le monde. Ce travail s'est effectué dans des conditions également très difficiles, car les autorités coloniales n'ont jamais cessé de contrôler le travail qu'ils faisaient, de leur mettre les bâtons dans les roues, d'entraver ce travail, car ils redoutaient sans doute qu'il y avait quelque chose de révolutionnaire, de subversif dans les écrits qu'ils étaient en train de rassembler. Donc ils avaient une chape de plomb au-dessus d'eux dans ce travail-là, ce qui ne les a pas empêchés d'effectuer de manière brillante un travail que nous pouvons apprécier aujourd'hui. Serigne Abo nous rappelle que si nous pouvons profiter d'un certain nombre de Khassaïd aujourd'hui, c'est sans doute parce que ce travail a été fait dans des conditions extrêmement difficiles. Je crois que l'enjeu s'est compris. Participer à l'action, une action qui déjà commencé par Serigne Touba, produire, diffuser, universaliser l'œuvre de Serigne Touba. C'est ça en fait. La priorité des priorités à l'heure actuelle. Répertorier, universaliser l'œuvre de Serigne Touba. Donc nous allons, après ces remerciements adressés à Serigne Abo et à Serigne Omar Ba, nous allons passer la parole à l'imam Serigne Bousso qui va faire sa contribution. Ensuite, nous allons ouvrir un débat pour ceux qui voudraient poser quelques questions ou avoir des réponses, parce que c'est ça aussi le sens des débats. Donc, nous allons donc passer la parole à Serigne Bousso. Ensuite, c'est les débats, les questions, les réponses. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. noo ngi sant yàlla bu baax a baax bi nu mayee nu fekk jataay bu xam-xam bu am solo bi di ci sant bu baax mbokki taalib yi ko taxawal muy waa Tawarni ci njiitul sëriñ Souleymane Diouf ak ñi mu ko àndal di sant bu baax sëriñ Souhaïbou Kébé mi nga xam ne moo jóge ba Sénégal ngir liggéeyal maamam ci xasida yi di ko leeral mbokki taalib yi ngir ñu xam njariñ li ak niñ ci war a gën a taxawe noo ngi koy sant bu baax a baax ci yitte jooyu. diglu nañ fi nag waxtaan wu am solo woo xam ne ubbi na xel yi ndax xam ngeen ne boroom xam-xam ak lépp lu baax sax buñ ko dee wax ña ngi koy adressé xel yi. yàlla buy wax ci alquran bari waa ne lu muy wax naan la'allakum tatafakkaruun yaa ulil albaab boroom xel yi lay waxal. am xel nag la muy jëriñ mooy dégg ak xam bu déggee man cee jëli njëriñ kon li mu wax nañ ko digloo xel te bañ koo diglooy nopp rek niñ baaxoo def bu ñu waxee ba noppi ñu naan waxtaan wi neex na waaye wax ji dañ cee jëlee njëriñ. xam naa moom wax na li ñu war a wax li xew ci xasida yi ni ko sëñ bi doon def ak ginnaawam wax na lépp wax na it gàllankoor yi nga xam ne moo tax jamono tey jii liñ ci waroon liggéey lépp liggéeyuñ ko ci ndax tudd nag ñàkk doole gi am ci Sénégal ba tax yu bare bari seen biir lañu njëkk a yittewoo ci seenum xel loolu dëgg la ñàkk xamit dana ko waral dëgg la ndax nit ki lu mu xamut du ko jaral ndax xamuñu ñu ci bare bari xamuñu maanaam xam-xam boobu lan lay jëriñ ñoom jàpp nañ ne rek buñ nee sëriñ bi maanaam bu ñu génnee àdduna mu yóbbu leen àjjana loolu rek lañ ciy xaar waaye xaaruñ ci maanaam njariñul àdduna soo xam ne mën nañ cee sukkandiku ngir dund àdduna dund goo xam ne day leeral seen àdduna ba duñ gëlëm ndax àdduna bari waa na ko fiy dox te fekk xamul fu mu jëm ci la ko waral mooy kenn da ko gindiwut te xasida yi ak mbindum sëriñ bi ak njàngalem sëriñ bi day gindi nit ba tax jafe-jafe àdduna yii nga xam ne nit ñaa ngi koy am ba daanaka da ngay gis kuy dox ci nekku fi loolu da ko ciy dimbale waaye ñu baree bari xamewuñ ko noonu loolu ak réer moo koy waral. kon yaakaar naa ne man li ma ci dolli rek mooy ñu delluwaat fonkaat xam-xam fonkaat njàng tàmbalee ko ci ndaw ñi coowul daara yi bari na ci réew ma waaye loolu lu mat a seet la ndax daara yi itam bari na ci daara yoo xam ne dañuy jàng mais yëruñ loolu moo tax seet la njàng mi jàngale ci réew mi it ci réew ma it nga xam ne ñooy doon taalib yi ëllëg muy ndaw ñi jàpp na it lu mat a xool la dugal ci diine dugal ci yar dugal ci sëriñ bi bañ xam ko buñ màggee mën ko yittewoo loolu it yaakaar naa ne lu mat a yéen ñi nga xam ne yéenay waroom xam-xam yi tey gëstu tey jàng loolu itam war ngeen ci bàyyi xel bu baax ndax ni nga ko waxee tarbiya li muy jëriñ rek mooy nit ki bàyyi loo xam ne dëppwut ak tarbiya islam li muy jëriñ mooy nit ki bàyyi loo xam ne yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko bu ko defee mu tënku ci li yàlla bëgg ak yonent bi ca loolu nit ki bu ko xamut ni nga koy waxee ku xamut yàlla doo ko mën a jaamu kon ala kulli xaal xam-xam bi mooy jiitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير الخدم وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziare di leen bëggee lool di siyaare sëñ Umar Mbàkke
ak kilifa diine yi fi jóge yëpp dalee ko sëñ suma sëriñ sëñ Chouaïbou Kébé sëñ Eliman ak mbokki taalibe yi fi nekk yëpp di sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ci fekke wa teewaay bi nga xam ne dara tax ko jóg lislaam rek ca sunu ndimbal fa yàlla saa borom mboole ñu ci Seexul Xaddim mi ñu ay taalibe liñ fi dégg lool daf bari na ca rafet na waaye dafa am loolu loo xam ne mooy ñaari mbir rek laa bëggoon sof sunu waxtu genn gi mooy yaatal gi nga xam ne war nañoo yaatal liggéey Serigne Touba bi du nekkee ni dañuy wax rek dëgg ca yàlla tax lenn lu dul sunu càggante moo ñu ko teree yegg ci li nga xam ne war nañ koo defal Serigne Touba ngir du xam-xam bu ñàkk du am bu ñàkk du borom yi nit ñoo xam ne xam-xam bañ war a am duñ leen te jëloon toppatoo leen jàppal leen ci mu ñu liggéey ngir ba muy wax 1926 ñu doon liggéeyal Serigne Touba bañ am luñ bind ñuy dem Sénégal ba doo gisee dans les années 70 wala 80 bind boo xam ne Serigne Touba ko bind librairie Ilal nga doon dem lenn lii nga dem ci daar Sénégal ya bi nekkoon avenue Lamine Gueye biñ demee ba jëmi jamono lañ gis avenue Clémenceau kër defe naa ku ñëw sëñ Moustapha Gueye ca mu nekk ci kër sëñ Modou Moustapha gi ñu gis murit yi am kàggu yu ñuy def ba di yaatal traduction yi wala publication liggéeyi Serigne Touba bi li nga xam ne tey yooni murit am na ko ci intellectuel am ko ci kuréel comme Taverny wala Aulnay wala fu mën a doon chacun a sa chapelle comme dit le français ku ne am nga sa munu ganaar boo nekk di kurkural ku ne am nga fay waxee di kurkural waaye jokkoo kenn wax di waxaat fanweeri at doo ko defee France du benn fan publication bu wóor boo xam ne jël nañ nit jàppale ko ci yàlla jox ni nga xam ne yawut yi rawee nañu ko yawut rek laa gis doone Israël ak loo mun a am ak ci xam-xam dinañ la woo fooy dëkk looy jëriñoo foo jëm jamono ba ngay bind dara doo ko ñàkk ba keroog doo bindee ñu jël lu ma 10 000 wala 20 000 exemplaires jël ko ba fu ñuy tuddee Israël wala fu ñu xamee bugg a Israël war koo xam jël téere def ko yow doo ñàkkati nun nag xamuñ loolu amuñ mécénat doo jógee ne yaa ngay wute bind dara ci sëñ Touba ku ne la waaw demal ci sëñ diw kenn jógut ne mu ngi lay jàppale du sëriñ du taalibe ñëpp ci yem dëgg neex yàlla nañ wax dëgg fanweeri at du nekkoon ne rek ñu nekk France dañoo jógoon bëgg ñu def ay publication képp de au moins ci fanweeri at def nañ 10 exemplaires duñ ñu xam-xam amuñu ko duñ ñu amuñu borom xam-xam ñu ko bind waaye kenn ku ne bu nekkee ca est bugg na waa nord ba ak waa sud nañ bàppee ko bàyyi la ñuy def fekk si leen ñoom waaye ñoom fekkuñ kenn doo dikkee fii lañ fay wax doo demee Lille moom lañ fay wax te août février 84 lañ njëkk a samp daayara boo xamee ne ci fii ci France ñu ngi fii fere iji nit di fi jàngal xasida nit di fi jàngal tasawur Cheikh boobu benn kër Sëñ Tuubaa amu fi du Aulnay du Taverny ba tey Eliman am fi ba ñuy jàngale tey am fi waaye moyens ya nga xam ne kenn ku ne waroon na ko yëkkati delloo njukkal Seexul Xadim ñu waa def ko mu mën ak ñu ànd loolu kenn defu ko fi ku ne ngay xaar sa morom jóg bàyyi la nga nekk fekke si ko position sociale mais du dara ciy dëgg ma ñëw ci actualité tey demal foire internationale CICES bés bu ne nga di dégg journée culturelle diw ci doomi Sëñ Touba wala Cheikhu Sëñ Touba yegg nañ en 2016 à 20 millions yoo xam ne duñ ko jox lu dul journaliste yi affiche yi di wone kër benn doomi Sëñ Touba wala Cheikhu Sëñ Touba waaye lu fa nekk Sëñ Touba ko fa def waaye Sëñ Touba moom nag bindu biñ bind jëm ci moom kenn defu ko ca
20 millions. C'est beaucoup d'argent. It's a lot of money. 20 millions. Rendi, dem na. Je ne sais mun naa tudd li may wax, c'est en direct. ñu ngi koy wax ci télévision bi. Journée culturelle Cheikh Bara ñaata millions lañ ci génne rek demal TFM laata rek ñaata 5 ou 6 millions jox nañ leen ko feneen ak feneen ci ñëpp noonu la ñuy def. ca Cheikh Abdoulaye ba mu génnee Tazur Cheikhaat Tazur Subaan jawwar na fi loolu yëpp def ko ci français. sëriñ si ak taalibe bi ngay ku ne ngay jël sa dàll yaa nga Italie yaa nga Espagne ba léegi Danemark. saa su ne sëñ Basiru mu Cheikh Abdoul Khadr dajale diaspora bi yëpp ne leen wax leen foog lu ngeen nekk lu fa ñàkk ak lu ngeen war a def ku ñëw ku ne ñaari baat ngay wax. ñu ngi sant sëñ Sidi Maxtaar yal na fa yàgg ca wér amin ku ci teg sëñ bi daal fi nga yóbbu màggal gi macha allah amin duñ fa pare lenn lu ñuy wax loo xam ne muy problème bu ñuy dund ci France ci Espagne ci Italie bañ génn solution amut. ñetteel ba mooy benn téere boo xam ba Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mbacké yan ñu ko yàlla fayal sonn lool ci liggéeyi Seexul Xaddim bi xaw ma ñetti téere yuñ bind ci italien ñetti téere yu bind ci français wala ci danois wala ci italien ba ña nga xam ne ñu ngi daw ut si l'islam avec ces sources insondables intarissables ci liggéeyu Cheikhul Xaddim 7 tonnes 500 ñu génnee ko ba roy yàlla ca leen digle wa maa arsalnaaka bi rasuulin illaa bi lisaani qawmi saa woo bëgg a jëriñ nit saa borom da doon jël ab yonent yónni ko ci giir ñu wax kàllaama nga ñooñ a jàng du ñuy séeréer ñu la naafiwee duy bambara ñu wax la ko duy joolaa ñu wax ko kasumay képp boo koo ko xam ne yàlla am na ñun murit lan lañ defal Sëriñ Tuubaa ci kàllaama italien ak belge te bés bu ne ñuy def ay conférence ak ouverture prélude du màggal gi wax ba ñu giix jël saal ya gën a rafet lekk ba naan jekk ba set te du fa jógee benn danois boo xamee doo ko tuddee Sindiidi ndek Sëñ Tuubaa ko bind xamu ko parce que amul danois téere bu ñu bind ci Sindiidi xammee wut ndek Sëñ Tuubaa bind na benn matu rasulillahi moo xam maay boola jës bu ndek Sëñ Tuubaa wax na dara ci rasulillah ci salaatu ala nabi rahma ca kenn du moom ci loola waaye nag dañuy wax ba giix jël saal ya gën a rafet jël hôtel ya gën a rafet def fa ay millions génn seetaat beneen dëkk waaye bàyyiwuñu fa benn jeexit ci bind Sëñ Tuubaa. Voilà des constats clairs que kenn du ko dindi. Et je défie quiconque de me dire le contraire. ci xam naa dañuy xaw a génn sujet bi tuuti mooy wàllu yaatal bi di ci soññ ñëpp nii fi ñu ko bëgg yóbbu bu ko jox ñoom seen abo yi du ci ñoom fi ñu nekk ñoom ñu ngi fay yaatal ci ni ñu war a yaatale bi si des mooy problème bi am ci yaatal bi mooy diaspora bi ñu nekk ci àll bi li si njëkk nag mooy ku si nekk am nga si benn liggéey boo war a def mooy communication lépp ci communication lay delluwaat jaxasoo ñun moo yombul parce que lii sëñ Abo di bi muy junn rek ni yëfi dañ ko def yëfi olof dëgg-dëgg yëfi olof la ku jaxasoo olof yeeg daw bàyyi leen si da ngay gis ñi xamee ci diine ji si ñun du ñu jeex man maa ngi ci àll bi fii ñi fi ñëpp ñu ngi ci àll bi da ngay xool jotaay bi nii kenn ku dul ñu raxuñu lan moo ko indi lépp mooy ñàkk mën a yaatal xam nga nit am na dañoo nekk ci àll bi mel nii suñu jëm bi yee fi nekk rek waaye xel yi nekkuñu fi mooy li koy indi nag mooy xaw ma ndax fii kenn si yéen mës naa nekk minorité li tubaab bi di wax minorité foo ko nekkee ci dëkk dinañ commencé comprendre la moo tax nit yi di ñu daw man yàlla ju defal na mu taw feex ma dund loolu as tuut ñëw naa fi Angleterre 2000 di dem xam naa lu gaaw rek lay nekk di dem ci jàkk joo xam ne ay waa Bangladesh yi la waaw ndimbali Sëñ Tuubaa moo ma fa téye ba bu may tuxu foofu parce que da ngay ñëw ñu làq seen làq loolu yaatalul da ngay fil minorité amatoo fa benn njëriñ te am lu at least mënoon naa leen yëkk jàppale sax ndox ñu jàpp mais da ngay dem ba dootoo yëg dara léegi lan moo lay dimbali lan moo ma doon dimbali mooy waxtu julli xam naa ko su desee 5 minutes ma ñëw julli dem sama yoon foofu ngay toll dootoo amati apport pour yaatal bi nag ci ñun la war a commencer ci ñun mooy ku ñu rax lu ñu xam lu ndaw ci français ñu koy waxtaan ak ñoom pour am seen input ñoom xam loom ñoom luñ ci mën a yokk parce que suñu toogee ñu ñëpp di ngudi wolof ngudi wolof da ngay gis ñoo xam ne su ñun la ñu nàmpee julli l'islam mais dañuy daw après
parce que soo ñëwee ñu jël diine ji def ko ay yëfi wolof dañuy daw doo fi am njëriñ doo fi jëlee dara fii ku fi ñëw ku dul wolof doo fi jëlee amul dara loo fi mën a jëlee xanaa nga am dimbal dëgg pour jëlee fi dara. leneen li ci des loolu mooy wàll bi nga xam ne ñun ku si ne war na cee góorgóorlu mooy communication bi suñu raxee rek même bu dee benn nit moo ñu rax boo xam ne déggul olof ñu góorgóorlu ci làkk dëkk ba waaw pour nit boobu yëg ci yaramam ni daf bokk na ci lii su nekkee am na loo xam ne xam na ko tamit war nañoo mën a jëriñ ñu mën a jëriñ ci moom. li ma bëggoon peut-être poser comme question ak même contribution xëy na wax un peu journée yi ci trois temps yi nga xam ne ci la sukkandiku woon maanaam muy participation compréhension ak transmission donc depuis buñ ko journée yi amee ba léegi ci loolu la nekk léegi participation moo doon diagnostic bu ñu posé woon par rapport à une communauté mooy que ñi fi nekk li bëri message bi nga xam ne moom la sëñ bi doon dundalaat lu bëri comprendre ñu ko wala tamit buñ ko naree expliquer dafay xaw a nekk lu problématique donc ce qui fait que ñu jéem a à partir de ce moment projet bi ñu ko tegee mooy jëli ay borom xam-xam bu ñuy làkk wolof ak ñi di làkk français universitaire chercheur ak yëpp wolof bi pour lan pertinence wolof bi maanaam vraiment day dugg ci tradition wala benn proximité boo xam ne yaru daara dafay egsi nga xam ne ñun ñi nga xam ne peut-être jàng nañ fii école xëy na bénéfice boobu duñ ko am bu ñu déggee ñu borom xam-xam yi ñëw proximité ak voilà culture bi nga xam ne vraiment jege na proximité bi amoon ak mag yi dana fexe ñun danañu mën a def benn synthèse boo xam ne buñ ciy expliquer dina mën a gën a jàll daal donc moom moo tax xëy na pertinence wolof bi ndax wolof li mu mën a wax nga mën ko comprendre wala fi muy jëlee di wax bi wax ñu ko ñun ñu comprendre ko dinañu mën a jàllale ñun donc c'est un fait léegi bi ñu jëlee tamit jaxase chercheur universitaire c'est-à-dire aussi le monde universitaire mi ngi produire tamit ay mbind ci sëñ bi parce que littérature bi nga xam ne ci yoonu murit la ça date de peut-être bu ñu ne depuis Paul Marty ba léegi xëy na Paul Marty 1913 école des hautes études envoyé na fa ay mbind yoo xam ne ci sëñ bi la ko jëmeloon même bu ñu ko taxé ay études yu raciste lax yooyu donc mbindu sëñ bi au niveau universitaire mi ngi dem ba démb rek bi may def recherche ci affaire de transmission benn waaju fi intervenir woon def na 4 ans Cheikhouna Bey maa ngi gis thèse am ci internet bi muy wax ci waxu kër sëñ Touba ci transmission donc xëy na bañ a guddal rek daal pour ñëw ci wàllu transmission bi am na aspect boo xam ne yaatal la mooy publication yooyu mais transmission voilà mooy peut-être patrimoine bi nga xam ne bokk nañ ko te ñu d'accord ci ñun ñëpp muy ñun magu murit yi ñi nga xam ne génération intermédiaire la jeunes yi ci topp ak suñu doom yi transmission bi nga xam ne maanaam parce que problème majeur actuellement ci monde bi yëpp ci fracture générationnelle la nekk muy Europe muy Sénégal muy feneen fii Europe boo fracture générationnelle problème bi fi am yëpp xëy na duñ ne ci jeunes yi la jógee ci mag yi la jógee maanaam jeunes yi ak mag yi problème bi homophobie nanana yi ngay dégg yëpp maa ngi jégalu ci nanana voilà yi ngay dégg yëpp ci mag yi la jógee jeunes yi xëy na ñoom ñoo gën a conscient de l'état du monde actuel léegi inverse bi moo am ñun suñu société wala ñun ñi nga xam ne ñu ngi diaspora fii aussi ñun problème bi ñu am mooy problème majeur fracture générationnelle bi ci jeunes yi la jógee voilà mag yi ni ñu nekkoon plus nga leen di jege wala xëy na am na benn culture boo xam ne ci yoonu murit ñi nga xam ne génération intermédiaire lañu man sa bopp laa ciy boole xam naa ni mag yi boo ko xoolee sax ci l'islam jeunes yi ñoo ci gënoon bëre au début maanaam li nga xam ne vraiment travail bi ci am yëpp ci ñoom la jaar boo demee ci weeru période sëñ bi tamit xëy na loolu question la xëy na ngeen xëy na jàppale ñu ci même mag yi bëri woon na ci autour du cheikh mais est-ce que maanaam culture bi ñu amoon maanaam ci mën a yaatal maanaam tarbiya bi nga xamoon amoon nañ ko ba nga xam ne fu ñu dem dinañu mën a yaatal te problème du am léegi man question bi ma doon bëgg a laaj rek daal mooy aspect jeune bi transmission maanaam est-ce que diagnostic boobu egg na ba Sénégal ba Touba que ni problème transmission dafa am réellement transmission maanaam boo gisee léegi xam nga sànq dañuy wax waxu diaspora mais problème intergénération Sénégal dafa am problème yi ñu confronté ci responsabilité wala sacerdoce wala mission bi nga xam ne am nga ko pour yaatal mais autant la amee Sénégal que am ici